Aliou Dia nekkoon ancien député jiite itam kuréel bii di force paysanne Aliou Dia ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax Pierre-Edouard di nuyu également auditrices ak auditeurs yi nga xam ne ñooy suivre téléspectateurs yi yëpp. di nuyu itam askanu Sénégal yi rawatina nag ñuy bay di sàmm ak di napp. voilà yow ancien député nga nekk nga itam membre au conseil des collectivités territoriales yaay maire Mbëlëxe porte-parole de la famille maraboutique Dia de Mbëlëxe nekk itam membre ci commission nationale de la campagne agricole président des forces paysannes ak parti bii di CRC Convergence pour le renouveau et la citoyenneté te nga yaayu itam yaay coordonnateur coalition CRC daan doole yi nekk itam membre ci dialogue national bi nga xam ni jamono ji mi ngi am ak coow li ci am dinañ si ñëw mais Aliou Dia fu ñu waxee sa tur rek xel yu bëri dafay dem ci baykat yi ak sàmmkat yi jamono ji nag ñun ñu nekk ci campagne commercialisation arachidière mu nekk am ay jafe-jafe yu bëri Sonacos amoon jafe-jafe muy ngir mën a jënd garab gerte gi chinois yi ñëw pratiquement proposé prix bu ëpp bu Sonacos baykat yu bëri dem ci chinois yi yow mbirum commercialisation bi yow ban jàngat nga ciy def ak ban évaluation nga ciy def ci jamono bi ñu si toll nii. waaw maa ngi sant yàlla di sant itam waa réew mi yëpp ba yàlla dogalee tey sama tur ku ko tudd rek ñu daal di xalaat baykat xalaat sàmmkat xalaat nappkat te yàlla dogal man may doobu baykat di sàmm napp rek laa amul chance def ndax ku ne xam ne Jolof amul géej. waaw dexe fa amoon sax dex googu mujjoon nañ ko taxawal Kër Momar Sarr depuis 1955. yàlla dogal na nag ci wàllu mbay moom ñun Jolof bokk nañ ci ñi gëm ne réew mënut a jëm kanam lu mbay dafa jëm kanam te mbay ku ko tudd càmm yàlla dogal it comme ni nga ko waxee man def naa ñetti mandat ci assemblée nationale waaye sama fal bu njëkk muy 1998 ñama fal ñëpp ay baykat lañ ak sàmmkat. ma gagné liste départementale Linguère ñu tas assemblée 2001 ma dellu si waat ñama fal ñëpp di ay baykat ak i sàmmkat ma gagné waat liste départementale bi ma demee nag ba sama troisième mandat 2007 ma créé sama bopp parti bi ma tuddee woon Convergence pour le renouveau et la citoyenneté fekk booba génn naa URD may ñaanal suma xarit Djibo Leyti Ka bi ma bokkaloon créé ko yàlla na ko yàlla gën a dolli leer yàlla itam suusural ko fële mu nekk musal ko ci mbugali bàmmeel te dugal ko ci aljanna yi ak ngeen ko bokk loolu yëpp bi may ñëwee nag ci sama troisième mandat moom baykat sàmmkat ak nappkat ñoo ma fal ndax damaa gis mool yi dëkkee Mbuur yi dëkkee itam Ndar yi dëkkee Kayaar ba ci Ndakaaru gii dañ ma jàppale boo xam ne bu ràññeeku la pour delloo leen njukkal nag moo taxoon ma daal di créer 2002 force paysanne ba bëggatuma bu koy wax naan nañ dimbale baykat yi wala nañ jàppale sàmmkat yi wala nañ fexe ba suñ mbokk nappkat yi ñu génne leen ci liñ nekkee ma ne nañ leen delloo seen aq ak seen yelleef ma taxaw nag ci assemblée ba nekk seen kàddu nekk seen i bët nekk it ak seen loxo lu ñu war a combattre ma ànd ci ak ñoom ñu xeex ko. waaw wax nga dëgg nag fii nu toll. ku tudd Sénégal fan yii rek da ngay wax mbirum jaayam gerte gi. alhamdulilah nag ba gerte amee ndax ku ne teral rek dafa fekk nga yaakaar gerte te xam nga ne nawet bi muy doog a commencé daaw. dem na ba yàgg mu taxaw ba nit ñi yaakaar ne ndox jeex na ndeke yàlla daraam jeexul yàlla moo ma ñëw nag taw nag ba gerte am waaye comme ni nga ko gisee nawetu ren bi dafa am loo xam ne nawet yi weesu amu ko woon mooy bi ñu ne traite bi dinañ ko taxawal début décembre fekk na ndeke ne chinois yi ñoom dugg nañu ba àgg ca biir tool yi ba commencé joxe seeni xaalis ñu leen di jëndal gerte gi loola nag dafa feeñ ci biir campagne bi lam ca feeñee mooy Sonacos moom ba muy xaar ñu ne comité national bi na daje ba ne le 2 ou le 3 décembre daal wala daal balaa ñoo dem le 15 décembre nañ taxawal traite bi fekk na ñoom seeni xaalisan ci àll ba nuy jënd bi nu taxawalee njëg gi it ne ñeen fukki dërëm ak ñaari at yee ñu di ko jënd yëpp gouvernement bi di doon yëkkati lu am solo di ko ci def subventionné ko pour prix au producteur waaye amoon accord bu mu signé it ak huiliers yi am lu mu leen doon jox ci kilo gerte buñ jënd bu nekk loolu mu métti woon loolu nag ci gouvernement bi waaye dimbale baykat bi tax waaye keroog bi ne 210 lañ dégg na chinois yi ñoom romb nañ foofu bu yàgg. fekk ñoom ñu ngi ci 250 jëm kaw. bañ demee ba ci 250 ba dem 275 ki yor gerteem nag gis ku koy jaay léegi ku koy jënd 250 275 nga ne ko yenul ko sa bopp yóbbu ko itam ba ca point de collecte ba jaay ko fa 210 kooku de bu seetu digganteem ak ko lebaloon jiwu bi wala ko joxoon jiwu bi subventionné ko du mën a yóbbu gerteem gépp jaay ko ci foofa. kon mënoo vraiment tuumaal baykat
waaye chinois yi nag noonu ñu duggee dañoo dérégler campagne bi. dérégler nañ ko ci ñaari fànn mooy chinois yi bi ñu leen di indi fii 2010 dañoo gisoon gerte gi ñor yëpp mënut a dem ci point de collecte yi usines yi mënuñ koo jënd ñu ne kon nañ ubbi buntu chinois ñëw mën fee jënd. chinois yi tëbuñu rek ñëw fii. dafa am accord de partenariat entre Sénégal ak Chine. waaye loolu accord bi moo doon. ñoom dañuy exporter gerte waaye waruñ commercialiser. exporter mooy dafa war a am opérateur yu dem ba ca àll ba jënd ko fa ci point de collecte yi indi ko ci centre de groupage yi door koo mën a jox ab chinois nga xam ne moom foofu la koy jëli rek door a yóbbu nag ca port ba gerte gi génn. waaye liñ seetlu nag mooy chinois yi léegi waxuma la sax di jënd ci opérateur bord champ la ñuy dem ca tool ya jële fa seen xaalis jëndee fa gerte gi loola tax nañu indil jafe-jafe opérateur. noppal la si baykat bi huilier waaw noppal lay nuru. waaye coono bu jur joote la. xam nga dafa am coono boo xam ne bii kenaan la toogal ma di la liggéeyal jàppal ne bu xëyul rek nga yàqu coono buy jur joote baaxul su ko defee kon noonu la ñuy defoon déréglé na campagne bi commencé nañ nag ñoom jënd nu seetlu ne bu fekkee loolu wéy na chinois yi gerte gi gën ci gerte gi la ñuy jënd suñ ko jëndee itam dañ koy dal di yóbbu ñoom noonu lañ koy yóbboo. doomi réew mi ñu waroon a mën a liggéey ci gerte googu yi di ko transformé doomi réew mi mu waroon a mën a liggéey ci gerte googu bu ñu ko transformé pare ci diwlin ga ñu di ko jël di ko yóbbu feneen su fekkee chinois ko transformé ci réewam di ko jëlee foofu di ko yóbbu feneen wala sax mu delloo sil ñu diwlin dañ ko jaayaat di ñu ko jaayaat te mu wóor ñu ne kat gépp chinois bu jënd fii gerte yóbbu ko Chine dañ koy subventionné parce que dana liggéeyloo ay doomi Chine waaye benn chinois du jëndee benn diwlin fii yóbbu ko foofu bu ko yóbboo dañ koy taxé ba diwlin googu du ko jëriñ dara kon nag ñu war a xalaat ne bu lul wéyee ñàkkam liggéey mi dina déggu ci réew mi ku fi doon liggéey ci usine dootoo ca liggéey ñaareel bay day dem ba gerte gi day dee ndax jiw wa gënoon a rafet chinois bi jënd na ko yóbbu ko sa point de collecte ba ngay yaakaar ñu jox la ci jiwu ëllëg boo demee doo ko fa fekk loolu nag la gouvernement bi xam ne ku jiitu ñëpp da ngay joxewu yoon moo tax ñu daje bërki démb di ñaar fukki fan ak benn ci mois de janvier comité national bi ak ña ko ngënk ñëpp ba ci ñuy exporté ñu ne nañ sàkk pexe ci campagne bi liñ seetlu mooy Sonacos bi fi ëppoon doole di jënd pratiquement fi mu toll mi ngi jëndagum 13201 tonnes fii nu toll daaw rek boo de 40000 tonnes Sonacos a ngi toll 13201 tonnes CAIT bu Touba jëndagut benn doom waaw jëndagut benn doom Copéol la commencé woon jënd am na ay jafe-jafe ñoom ñu taxaw ñu seet kon ne kon lan la mujj non seulement léegi jiw bi day dem mais usines yi day dee ci lañ daje ne kon nag nañ xool li chinois yi jënd. biñ ko seetee déjà fii nu tollu tembe chinois yi jënd nañ 400000 tonnes. kook. waaw 400000 tonnes kook mooy 200000 graines. te dañ naan def fu chinois yi jëndee ba am 400000 tonnes ñu ne PSE bi sax daf doon wax ay 350000 tonnes nañ suspendre li nga xam ne mooy exportation. moo tax bërki démb bi ñu dajee ci talaata ji rek lañ ne fu ñu masaa àgg ci 400000 tonnes dañ daan suspendre. kon léegi lan la dañuy suspendre. ren chinois amatul droit jënd. ren pour expliquer fu mu gën a leer. gis nañu ne ñoom gis nga fii ñu toll 400000 tonnes ña ngi ci daan toll ci mois de avril lañ daan jënd 400000 tonnes yi wala mois de mai te buñ fa masaa toll 2016 dañoo dem le 25 avril ñu gis ne jënd nañu lu ëpp 400000 tonnes gouvernement bi ne nañ suspendre kon kenn dootu génneeti gerte ba ñu régler jiwu bi régler problème industrie yi 2017 mois de mars lañ xool ne jëndaat nañ lu ëpp 400000 tonnes ñu suspendre 2018 le 25 mai ñu gis ne jënd nañ lu ëpp 400000 tonnes ñu suspendre 2019 le 25 mai encore ñu jëndaat ko ren nag ñu gis na ñun janvier déegul jënd nañ 400000 tonnes yéen daan jënd mois de avril wala mois de mai ñu ne kon nag suspendre nañ pour le moment benn gerte dootu génn pour exportation ndax déjà àgg nañ ci 400000 tonnes yi su ko defee nañ fexe ba kon suñ jiwu bi ñu réglé ko donc à partir de maintenant mais baykat yi ngeen di lor rek. déedéet loolu mënatuñ lor baykat ndax gerte gi desatu ci loxo baykat bu ndaw gerte googu borom doole yi nga xam ne ñoo tudd ay opérateur ak ñenn nag ñoo xam ne ñi jàppoon nañ commencé di jënd di jox chinois yi ñoo ñaa jëndoon gerte gi di ko spéculer ba chinois yi mën a yóbbu kat xam nga am na sénégalais boo ne leen sax 400000 tonnes ñor na ren dañu naan déet ñun dañoo defoon gerte ci bopp amul léegi kon gerte gi comme génn na ci loxo baykat bu ndaw bi ci ñan la des mooy ñi nga xam ne amoon nañ doole jënd ko ñoom di xaar bu ëllëgee ñu jaay ko état bi wala ñi nga xam ne ñi dañ koo jënd stocké di spéculer bu ëllëgee ñu jaay ko usine bi ñooy problème bi te nanguguñoo dem wala ñi nga xam ne dañ ko doon jox chinois yi kon chinois yi indi nañ problème ak stock yooyu nga xam ne demul ci usine bi demagut ci jiw bi te jàpp nañ ne nag bu ñu taxawalee dakkeel exportation bi chinois yi génneetuñ ko borom stock yooyu amatuñ benn pexe lu ñu dem yóbbu ko ci usine bi jaay ko la ca dese di jox ko état bi du jaay ko ndax jàppale suñ jiw yi faw ñu fàggu ko
fii may wax ak yow tey liñ jotaguma jënd pour jiw bi mi ngi toll ci 49 000 tonnes 675 te 75 000 tonnes lañ doon joxe ci 49 000 tonnes yooyu à peu près waxal 50 000 tonnes rek presque 44 000 tonnes yi moo ci nekk jiw certifié. à peu près 6 000 tonnes yi nga xam ne jënd nañ ko muy écrébé dese nañ ca wàllu googa à peu près lu toll ci ay 4 000 tonnes yu ñu war a jënd kon fii may wax ak yow faw ñu fexewaat 25 000 tonnes yoo xam ne lii day nekk 4 000 tonnes yu écrébé 21 000 tonnes yi nekk certifié pour Sénégal mën a am capital semencier bu muy joxe bu ñu eggee ci mois de mai. loolu nag su exportation bi taxawee leer na ne kon li tas ci gouvernement bi pour mu am jiwu muy 25 000 tonnes yi dina régler usines yi itam danañ war a mën a jotaat gerte pour mu mën a dox te chinois yi waxatuñ dara ndax jënd nañ 400 000 tonnes ba pare. waaw ñu taxaw léegi ci Sonacos xam nga Ablaye Wade dafa ñoon privatiser ko jaay ko Abbas Jaber et tout ça. Macky Sall li ñëw rationaliser waat ko joxaat ko Sénégal ñaari option yooyu si sa xalaat ban moo si gën ñu privatiser ko wala état bi gérer ko boppam. waaw xam nga état moom bu fekkee ne dañuy doxal rek ci wàllu liggéey état condition yi mu war a créer rek pour nit ñi produire la war a def waaye état bi dafa jéemee nu nekk yoraloon boppam Sonacos wala nga jàpp sax ca ONCAD lu nekk ñu daj ko ci ONCAD dem ba mel ni dafa toog ci kaw baykat yi ñu tas ko biñ indee Sonacos it gouvernement bi taxaw ci jàpp ci lool nu gis ne na mar a doxee doxewu ko surtout biñ tasee Sonar nga xam ne jiwu kenn saytootu ko nu dénk ko opérateurs yi donc biñ ko joxee Abbas Jaber dañu jàppoon ne dana ko doxal mais yàlla dogal na doxee leen bi nga xam ne Abbas Jaber doxeen na ko gisoon nañ ne daanaka day gën a demaat ba daanu gouvernement bi nag ne du ma xaar ba muy daanu may door a jóg di ko yëkkati naa ko nangu def da ca alal ju bëri taxawal ko ba gis nañ ne moo tax gerte dellu si waat fii mu toll ba Sénégal at yii di ci am plus de 1 million de tonnes kon kay bu fekkee ne dañ ko taxawal nañ ko toilette ba defaat ko ba mel ni jànq mu jekk ñëpp bëgg ko loolu dafa war a am lu mu laaj kon lii gouvernement bi def lu am solo la fexe ba nanguwaat ak Sonacos looloo waral bu ñu demee ba chinois yi dikkaat nekkaat beneen phénomène ci biir campagne bi su naree daane Sonacos nag dafa war a taxaat nag gouvernement bi de chinois yi damaa ubbi woon pour li nga xam ne dafay ëpp ci lu ñu ñoral ngeen jël ko exporté ko waaye ngeen dem ba régler duggal seen bopp ci exportation boo xam ne dugg ngeen léegi ci commercialisation bi du mën a nekk am ngeen 400 000 tonnes taxaw leen. ma génn fi war ñu réviser waat accords yi. waaw accords yi moom daanaka boo ko xoolee. entre gouvernement bi ak Chine. waaw ñu bëri dañ ko tuddee accord. mais daanaka doonul sax ay accord ab bunt bu ñu ubbi woon réglé pour mën a dem ñun ci marché Chine ubbil leen bunt pour nu mën a ñëw ñoom itam jënd si suñu gerte. jënd suñu gerte nag mooy ñun dafa war a am opérateur yoo xam ne ñoo ko war a jëlee ji ca tool ya jëlee ko ca point de collecte yi door koo jox chinois yi ñoom ñu exporté ko. chinois yi dem ba yemun ci exporté mais ñoom déjà ñooy commercialisé donc loolu dafa laajaat une réorganisation boo xam ne ci suñ biir la ci campagne bi pour ñu teg ko foo xam ne dina tege ci yoon li may leeral rek mooy suspension bi du lu bees ñetti at a ngi at mu nekk def nañ ko avril wala mois de mai suñ demee nag ba jot nañ donc 400 000 tonnes rek ñu taxawal buñ demee fi mu ne ba mois de août wala beneen weer ñu gis ne jiwul moom joxe nañ ko pare doy na Sonacos ak yeneen kii it am nañ seen xel dal na te gerte desaat na dàquñ chinois yi mën nañ ne lañ ubbiwaat comme nañ naan def mois de août ñu mën a jënd yóbbu waaye lii Sénégal def moom lu daan am la mooy aar jiwu bi mooy aar suñu usines yi def giñ ko def nag ba gouvernement bi wéyal ko démb ci conseil des ministres baykat yeeg acteurs yëpp ñu ngi koy nangu tamay wax ne décision bi ñu koy jël barki démb waa COPEGAL ña nga fa woon monsieur Thiam toogal leen fa ñoom it gis nañ leen war a mën a ne la te Sénégal daf koo def nag ci anam bu réfléchi mooy gis nga bi ñu gisee ne ñoom li ñu jot a évacuer am na fi sax à peu près 28 000 tonnes yoo xam ne jël nañ procédure exporté ko ci biir semaine bi gouvernement bi daf ne loola nag nañ leen ko séddale ñu fexe génne ko ci biir semaine bi ci 400 000 tonnes yi lay yem dootu yàq dara ci seen diggante ndax doone damaa jëndoon mu nekk fii yëpp su boobaa nag kon kenn ku ne dana gis sa bopp waaye mesure la boo xam ne bi jort naa ne bu ñu ko defee dana baax te su boobaa it kon usine bi dina taxawaat te xoolal Sonacos la mu jël lu ëpp junni ci ay saisonniers COPEGAL jëndoon la lu mat 200 nangam mais ñooñu su fekkente lii mayuñu leen occasion bi dañoo nar a dàq ñooñu ay doomi sénégalais lañ te doo jàpp nag lu toll ni sa gerte subventionné matériel agricole subventionné jiwu ba subventionné engrais ba mu pare rek matière première ba nga jox ko benn nit mu yóbbu ko réewam di ca liggéeyloo ay doomi réewam defaat ko diwlin indi arrosé la ko loolu daal wax dëgg yàlla gouvernement bu responsable doo ko def kon ñu ngi félicité gouvernement bi ak ministre de l'agriculture ci décision bu sage bi nga xam ne jël nañu waaw beneen sujet d'actualité bi mooy dialogue national bi yow ci nga bokk mais dialogue bi est-ce que fi mu démarré baax na coow li si am
affaire père Dieu ak société civile bi taxawee na leen ne dañ ko bëgg def dialogue politique accaparé wu ko entre hommes politiques. waaw may sant rek di dialogue amee ndax dañoo demoon ñun ba suñu réew mi bu tudd Sénégal ñu jox ko sant wu toll ni pays de dialogue boo ne Sénégal rek ñu ne pays de dialogue kon bu ñu demee ba loolu fi Senghor defoon ñëpp di ko wéyal ba mu egsi ci président Macky Sall mu rafetal ko ñu ne nañ def dialogue national te négut nag ba li daan xew ci yeneen réew yi nekk ci ay crise ngay door a defi dialogue Sénégal néewul ci benn crise institution yi loolu kay moo jaaxal nit ñi lépp crise amul dara amul ñuy dialoguer loolu kay président est-ce que du perte temps en fait déedéet président dañ ko faloon ci lu rafet waaye gis nga waxtaan du yàqum pénc yaar nit ñu dolli lay xalaat nga dolli ci la nga amoon wala ñu ne li nga fi defoon baax na nga continuer Macky Sall dafa gis ne baaxut ci yow kese nga ne faloon nañ ma rek damay dox Sénégal ñi fi am xam-xam macha allah Sénégal yi fi seen xel rafet dafa bëri mu nekkoon damay waxaat ñëpp dikk leen lépp réew mi tey ñu waxtaanee ko bu ñu wàcc dara ci biir loolu kon sénégalais bu ne da nga caa war a ñëw indi ci say xalaat ku ñu woo ñëwal ku ñu woowut ñëwal parce que da nga ci bokk li ñuy wax coow nag coow amut c'est que nag dafa am ñoo xam ne ñoom seen coow dafa dëkk même bi dialogue national ñëwut yaa ngay dégg ci fan yële koo dégg mu ne CFA bi baaxut CFA baaxut te gisuma ko ci tuur ci mbedd mi li nga yor ñeneen ñi jóg pétrole gaz Petro-Tim coow le ne ko fan yii nag dialogue national ngay wax bi ko président wootee per jom yooyu ñuy wax man ca laa bokk benn faran bu ma gisagum ñu ne ña ngi ko jox kenn amu fi mooy gars yi ñoom dañ koy réclamer parce que dañ naan dañoo bàyyi seen liggéey et tout ça déedéet ñëw di dialoguer duñ leen jox añ duñ leen jox passe déedéet ñu réclamer wuñu ko Famara Ibrahima Sagna mi ko jiitu est-ce que du revendication bu légitime kenn waru ko laaj sax ndax man dama jàpp ne ñi ci ëpp di ñëw am na fu leen Sénégal féete lu jiitu ñu ñëw dialogue man maa ngi au conseil def 3 mandats à l'Assemblée nationale weer wu dee ñu fay ma suñ ma xëyloo ne ma liggéeyanti luy doxal mbayam réew mi waruma xëy di nit ku ma jox paas mbaa yo di ma jox añ ku mel ni Mamadou Lamine Diallo moom nee na dialogue bi mi ngi coûté gouvernement bi 10 millions par jour aux contribuables. man day respecté naa Mamadou Lamine Diallo bu baax waaye ma di ko ñaanit booy tuumaal say moroom gor day fekk nga teg ko fu taxaw loolu mu wax day man ak li ma gis dara amu ci ndax bañ ko commencé ak léegi dama ne joxuñ kenn paas joxuñu kenn añ digguñu kenn paas président bi ko jiite muy Famara Ibrahima Sagna maa ngi koy delloo njukkal wax na ne moom dafa wax ne bëggut salaire d'accord ñuy dem ci benn hôtel di fa defee réunion nañ ko defee ci building wala salon yu mel ni affaires étrangères ak yeneen yi nga xam ne am nañu ko waaye dem ci hôtel du lieu muy cher moom buñ ko jox salaire ñun ñiit foofu lañ toll rek laa bu ñu salaire ndax nguur gaa ngi ñuy fay ba pare li ñu Sénégal defal doy na kon ma jàpp ne loola waxin la te lu jar nag ñu naan 10 millions buñ ko ca doon defit président du ko nangu te ñun duñ ko nangu kon réew mi na ku ne jàpp ne na nga ko bëggee la ko keneen bëggee ñun xalaatuñu jàpp réew mi di ko maccaatu ba lu mel ni dialogue ñëw na ñuy nangu ñuy génn 10 millions di ko fi def te war koo mën a tabaxee classe war koo mën a joxe ay infirmier la leen ay ndàmpaay ñu dem ci àll ba war koo joxe ay sage-femme yi nga xam ne tey ña nga ca commune yi ñooñu lañ gën a jàpp ak gone yii nga xam ne kat ñi ngi dem ci géej gi seet fu ñu leen dugal ñun moo nu gën a yitteem ñuy laaj loo xam ne day ko dialogue bi naal tege na ci yoon nag fal nañ vice président yi amul benn coow fal nañu président de commission yi tey jii lañ doon daje commission yi dañuy seet sous commission yeen ca def pour ñu démarrer liggéey bi fii ak ñetti weer ñu wax waa Sénégal ni leen gënuñu leen a muus moo tax ñu tànnuñu mënuñu leen gënuñu leen waaye dañoo am yaakaar ci ñun duñ toog ci alali réew mi pour di leen xalaatal waaye yaakaar nañ ne wàllu école bi fii mu toll waxtaan laaj na ko sécurité fii nga xool addina bi yépp tey jaxasoo na Sénégal waruñoo toog ba suñu réew mi pëccxoo li nga xam ne déglu nga ko barki démb mu xew Burkina Faso ñaata nit lañ fa rey ci dëkk li xew ci Mali gis nañ ko li nga xam ne moo xewoon ci Guinée gis nga ko te dëkk yooyu soriwun ñu ne nañ xalaat ci suñu sécurité nañ xalaat suñu économie bi suñu gone yii di daanu ci géej gi di dem ab xalaat la laaj loola nag bu mu yem ci Macky Sall rek bu ko ubbee ku ne war nga ca am xalaat kon nañ bay tuumalante bi te nu rafet njort te xam ne ñii nu jiital ne ñoo ko jiite ak ñeen ca boole yàlla dogal na tey batoon nañ juróom-ñett fukk juróom-benn président dolliwaat ci wax dëgg yàlla ñeen fukk muy téeméer ak ñaar fukk juróom-benn gënuñ sénégalais yi waaye ràññee nañ leen ci seen xarañ kon nag nañ leen doyloo te naan xaalis yëkkatiwut kenn dañuy liggéey pour réew mi te réew mi war nañoo jaral kenn ku ci nekk rek ngay rafetal ndax mu dox voilà wàllum sécurité boobu si la ñuy jeexale yow yaay maire bu Mbëlëxe nekk itam porte parole famille Dia chaque année da ngeen di def gàmmu ren na gàmmu bi ngeen ko mettre ko ci benn thème di wàllum terrorisme ak immigration clandestine pourquoi ma bëggoon ñu aborder question boobu mooy dingali xew Kaolack barki démb ay doomu Amérique jógee Amérique ñëw fii di gàmmu si ñu fekk leen seen kër rey leen pratique rey leen ba tey sax amoon na ñu doon manifester est-ce que loolu donc da nga bëgg ne le thème bi ngeen choisir ça colle un peu ak actualité bi nga xam ni moom moo am Kaolack. jërëjëf maa ngi jaale ñi nga xam ne ñi wax dëgg yàlla dañuy ay américain dugg ci diine ji jaar ci tariixu Cheikh Ahmad Tijaani ci keppaaru Kër Baay Ñas lii fekk leen ci
di massawu it nag ko jaale waa kër Baye Niass ñu ne woon seen i sëriñ ndax nit boo ko ñëwee ne ko dama lay teg ci yoon yóbbu la ci yàlla wala boobu ma wan la fi ñuy jaaree ndax yàlla gërëm la ñu def ko noonu métti na moo taxoon ñun terrorisme bii ñu teel a yee Sénégalais yi ne la ci ëpp ci ndaje yi wala fañ koy dajee ñoom la ñuy viser soit muy doon gàmm am na wala màggal am na wala jàngu bi woote na ndax ñoo fi mën a dajale yenn dajo yooyu ñooñu nag da ngay gis ku nekk ci seeni mbooloo di ca potoxlu di ca def lu ci bokkut kon nag terrorisme lu Sénégal war a waxtaane la bul seen benn feu de brousse jóg nga toog fii rek ne man concerné wu ma feu de brousse bu tàkkee baxul dara te noonu la fitna yi mel ci réew bi terrorisme bi kon tey këri diine yi war nañ ko seet ndax ci ëtt booba la fa xew kooku bu amoon pexe yóbbu ko gën koo yaatal dana ko def feneen mu gën a ñaaw la tax mu tànn doomu américain yi def leen ko moom ma ngay gën a bëgg a jafal daay ji pour boole ca leneen ndax gis nga sax ay xale yu yónnee ay vidéo naan waa FBI wàcc si nag Sénégal lu ne danga ko ci dégg la ca desin mooy gis nga dem ci géej gi bokkoon na ci suñu thème yi immigration clandestine waaw ndax dama seetlu ne gis nga bateau bi daan woon ci bu yàggul ci Mauritanie téeméeri xale ak juróom fu génn ci àddina ay taalibe yi mbëllëxe dañ caa bari lool ba boo xoolee sax journaux yu bëri photo yi mu génne woon xale yooyu ñu ngi ko photo woon ci gàmmu mbëllëxe gii nga xam ne ñu ngi ko def photo yi ñu génn le 4 janvier 2020 ñu ne nag kon lu jot na it ñu waxtaanee ko pour bañ gën loo xale yi ne bala ngaa tekki da ngaa génn xale yooyu di génn sedda yeeg seen bàyyi fii lañ ko tekkee woon kon nag jàmbaar lañu nañ leen yërëm wutal leenu yoon waaye nañ toog ñu waxtaanee ko ba am lu leen téye maa ngi profité nag di félicité képp koo xam ne ñëw nga ci gàmmu mbëllëxe gii weesu le 4 janvier 2020 muy gàmmu kër Alaaji Daouda Dia chef religieux yi yëpp amul tariixa murit tijaan xaadiriya ku nekk taxaw nga ca defee ka ca na nga ko war a defee woon kon nag Sénégal noonu la toll Sénégal daal bu xewlee ñëpp xewle moo feeñ ca mbëllëxe le 4 janvier 2020 Alaaji Daouda Dia fa mu tëdd bég na julli ci Sénégal yëpp bég nañ doomu Sénégal yëpp bég nañ ndax Sénégal moo demee noonu képp ku am rek xew ku ne jàpp ca kon daal terrorisme bi nañ ko waxtaane waat immigration clandestine bi nañ ko waxtaane waat unité nationale bi nañ fexe ba cultiver ko wàccoo nañoo ak Senghor ba mu fi béyee état bu taxaw béy fi une belle nation war ñu nañu il nous faut un peuple uni ba ca desit il faut qu'on ait la foi loola kat ku ko war a ciw yoon ba dem mën a ginnaaw ku ñëw war a teg sa tànk moo tax fii ko Macky Sall teg foofu la nañ waxtaan ba ñu waxtaanee déggoo ndax déggoo mooy jàmmi réew merci beaucoup jërëjëf Aliou Dia ancien député nekk maire bu Mbëllëxe porte-parole famille Dia bu Mbëllëxe bokk itam ci dialogue national bi nga xam ni jamono ji mi ngi am fii ci Sénégal ñu ngi lay gërëm bu baax di la jërëjëf maa ngi lay sant la gërëm bien mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci invité 7TV Soir Mamadou Awa Ndiaye Mariama Baldé pour le journal de 20h jërë ngeen jëf